This is something special for you. Zulu Nation, Zulu Nation, Zulu Nation, Zulu Nation, Zulu Nation, Zulu Nation, Zulu Nation. Jack Jam is back in again, rolling again, TMI Gondi again, Gabarde again. Yeah, vous êtes dans votre émission Zulu Nation with your homeboy Jack Jam. Tey xoolal wax ji du bëri émission 100% hip hop la tey dañuy dem seen rubrique découverte doxantu ba jéggiraay xool Paco benn boy. Yes. This is something special for you. Paco benn boy fii la juddoo mooy Pikine fii mooy fii jéggiraay base muy ginnaaw raay léegi tuxu Kër Massar nekkoon school di rabantu freestyle affaire yooyu noonu mais man ak waa jéggiraay ñoo bokkoon koñ mais ñoom fi ñu ma découvrir mooy hip hop disco ba bu Simon doon def boobu maa doon def sixième laa doon def maa gënoon nekk xale ci concours bi ay Ahlu Brick ay Leziwan yi Ngaaka Blindé gars yi bëri ñu woon ci concours bi xam nga mais finalement mujj moo dem naa ba final mais mujj moo ko jël mais sant yàlla bokk ci yeneen concours tamit ak gaa boo yuñ fiy tudd ma bokk ak ñoom ay concours xam nga gagné leen xam nga mooy loolu tamit ba léegi maa ngi sama wéy gars yi loolu moo ñu lee man ak ñoom moo tax ñuy job quoi xam nga yaa ma gën a xam. léegi xam nu ñuy def balaa ñuy continuer émission bi dañuy dem seetaan benn vidéo Paco parce que xam naa ne jéggiraay suñu misé ci benn artiste rek talent la quoi ñu dem ñëwaat. boo amul yow looy bañ man am naa li may bañ te xamul yow ki nga doon man xam naa ki ma doon kajoor sama deret ma samba ndene sama maam Baay Faal yuuxul yow ma lay dégg lu waral coow le 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 wax ma lan ma waral coow le jobbu naa sa na ko xaar fis yéexi bagage mel ni slampi MC xawma kañ nga tàkk mais mooy bi jàppal ni yow fay naa sa lampi fis géro nii nga dafa taar fis te boo yëpp bëgg a tekki dëkk loo fi dang fi gànna si wax ma homeboy la ngay def fi seeti ceddo ba ci ni may bindee da yem ma wàcce leen 16 bar maa di kan nga ko sol daaj daf la romb xame fekk c'est trop tard ma la laaj joor maa ba jaxu ba kajoor bëgg bamba heure bi jot na tabi sonné na ñëwal seede koor mel ni buur si aajowul wax ni la géewal laa tagg seede maam ni jàlla paap seex ca dëgg dam ci fier ni Mansour Mbaye mala mbay pe armé gon bi rendi noon bi xaali yoon bi daawa ni nga mën la police yow la seetaan doomu iblis sacrifié la yàgg sa petit talibé bi tagal kon bi yow beng beng boo amul yow looy bañ man am naa li may bañ te xamul yow ki nga doon man xam naa ki ma doon kajoor sama deret ma samba ndene sama maam Baay Faal yuuxul yow ma lay dégg lu waral coow le 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 wax ma lan ma waral coow le kéef nee na ok jéggiraay nee na d'accord KMCT nee na waaw kon néega sentuma ci kaw naa ni tega ma la kaw marché Colobane wër di ambulant jalu fëgg jaay sama kanam bu mu leen rombee may leen 100 francs fis autonome ma mel ni suuf si naa leen kepp mel ni wifi kaaru bani ku ko jéem a dawal di ko tëdd néega mel ni siif si ranki néega bu mu la séenee foog ma ñàngal homie mel ni police ongal sa baat ma ci gën a gaaw mel ni ginaar yow ci bi si korité raña nga boobi ci ki libi nii boo ma xamoon ne mu firi néega takul giri gédoloo ma jóge sama territoire yaa nga 28 bi néega ma rebali toli foog ma tuli bali kaludi kuli bali fer naa koni jal côté bi fële côté bay fu ma teere ñoom ñëpp bay bene boo amul yow looy bañ man am naa li may bañ te xamul yow ki nga doon man xam naa ki ma doon kajoor sama deret ma samba ndene sama maam Baay Faal yuuxul yow ma lay dégg lu waral coow le 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 wax ma lan ma waral coow le yóbbu naa si nanga ko xaar fis
Yéexi bagas mel ni slampi MC xawma kañ nga tàkk mais homie jàppal ni ya fay na sa lampi bis géro ni nga dafa taar fis te boo yëpp bëgg a tekki dëkk loo fi dang fi gana si wax ma homeboy la nga def fi wax ma homeboy la nga def fi wax ma homeboy la nga def fi woy Paco affaire bi nice na trop léegi mu bëgg a xam en tant que artiste projet bi combien de temps la ak waa Jéggi Raay la durée quoi. en fait ñun projet bi soo xoolee yàgg na yàggul mais nga def benn son bu nice moo gën nga génn ay 10 album yi nga xam te ni son yi dañ koy consommer gars yi benn jour ñaari fan ñu fàtte ko romb seen dugal ko seen toile soo xoolee defoon naa benn single man ak Pla sama temps bay lu tudd te single bi taxu koo demee noonu mais ñu si bëri ba léegi dañ may demandé te son bi fu mu nekk ba xam da nga koy génne ci album bi lay bokk nangam sangam loolu moo tax job bu nice am solo mais booy léegi da ngay gis koo xam te ne day dem si internet bi download benn artiste fan benn artiste jël même parole mi même technique mi même beat bi lépp xam nga génne ko son bi du am sax qualité te léegi li kéef di wax rek gars dañoo dëgër fit ku jug ni technicien nga man mi sax su ma neexoon ma réglé sama benn ordinateur rek sama gaale ni technicien laa di encaissé gars yi nañ professionnaliser affaire yi xam nga nañ professionnaliser affaire yi te ko ci yoon xam nga am ay carte gars yi di mu ñoo respecté parce que affaire yi tamit soo gisee sponsor yi tamit gars yi tubaab moom këyit la xam yaa ngi dégg tubaab këyit la xam tey bu gars yi ñëpp defaroon te di teg professionnaliser affaire yi am ay këyit xam nga gëm naa ne sponsor yi ñoom booy jàng nañ soo xoolee mooy loolu léegi gars yi man gëm naa ne nañ ñu wuy si soo xoolee léegi sax Sénégal yenn booy ñi nekk université ñu ngi dem di jàng ñu di nekk ay technicien de son ñeneen ñi ngi def leen di jàng musique mais autant amu fi woon mais tamit dama bëgg tamit génération bi tamit ñi ñëw ku ñëw na ngay def nànk rek yaa xam ti projet génn projet affaire yooyu noonu te projet bi amul qualité nit ñi duñ ko consommer xam nga moo ñu dem ci internet bi télécharge yeneen son la ñuy def yaa mu gën a xam surtout sama morom yi quoi yaa mu gën a naw non li nga wax jëpp right la parce que soo xoolee game bi tey seen génération la bu njëkk nouvelle technologie bi ak nu mu doxee nii ak bu njëkk ba amul woon donc opportunité yi ci yéen la gën a ubbeeku que yeneen kii tu as parfaitement raison booy yi bëri actuellement ñii ñu ngi dem di jàng entrepreneuriat ñii di dem di jàng beatmaking ñii di dem di def community management donc moo gën a tax affaire gën a kii mais suñu ñëwaatee ci sa projet bi kañ la war a génn. projet bi en fin du mois la war a génn maa ngi koy bàyyi sama DG Bamba ak Kef yi ñoom ñooy gérer loolu quoi. waaw léegi lan ngay jox gars yi nga xam ne ñu ngi lay suivre à travers l' émission Zulu Nation buy daw ci RTS 2 en tant que artiste sa projet di waaj a ñëw joxoo ma tur bi ah. turu projet bi wooyi. turu projet bi tey maa bàyyi ma denc ko rek wala. suspense la quoi. waaw gis nga. kon may ñu dara damay bañ gars yi xam nga rappeur dañoo gaaw. c'est vrai. rappeur dañoo gaaw da ngay wax benn affaire rek ñu dem génn ñu dem profité ko quoi. gars yi profitard lañ quoi. donc ñu ngi ak Paco gis ngeen ko c'est un artiste boo xam ne franchement Jéggi Raay ñooy def produit bi mu nekk benn artiste pétri de talent dégg ngeen ko il est tellement éloquent xam na fu mu jëm xam na lu mu bëgg te Jéggi Raay suñu demee comme ni ma ko waxee sànq rek Jéggi Raay suñu demee bay di job ak benn artiste rek xam leen ne artiste boobu bàyyi leen ko xel quoi xam ne kii ndaanaan la buy ñëw ci grand public bi quoi léegi defal ñu benn dara pour grand public bi quoi. freestyle ah shit boy bi moom dafa ndaw. flow bu rëy ni Rambo antonoo ko dafa dis concentu ko ci kaw like a black rainbow coob leen ni cere yàppo da ngay laaj yu gili fii may mel ni cuuraay gongo alors ma family munoo ma jigi nii woowee ma PBB est-ce que yaa ngi dégg nii ma maama rest in peace sa doom yoo am na fit faale ma sa industrie kon foog yaag sa concours yi gagné nañu guerre bi sapa fay na lakk gi gis na ni nga sama team xam nga ni nga ñëla team booy mus na escofil ñëw yokk job li wàññi coow li men daf yëfu naan di te flow bu nice jabi nice ni nga indi yow qualité bang bang. Paco benn boy ngeen doon gis noonu muy benn boy boo xam ne dafa am talent bi ñu doxantoo ba Jéggi Raay ñu fekk ko fu muy talent boo xam ne mooy loolu quoi vidéo bu nice bu dope production Jéggi Raay Records donc balaa ñuy sori dañuy demaat ci beneen rubrique bu ñuy wax background. This is something special for you. Yes sir tey suñu rubrique background benn ndaanaan moo ñu koy présenté ngeen gën ko xam ci Aro coalition ñamu mbaam Aro my man follow me. bro. MS6. Jéggi Raay Records.
Corbillard moom du ànd ak koofu fort fu ñu jëm du alal foofu jëf yi ñooy fort. What? Yeah, yeah. Milliardaire ci xol, millionnaire ci mind. Bés mu nekk ci poste ku am lu lew du mind. Waxal ñàkk ñu dañu am ne fu kenn goog ñu def ndam. Life du ñu moom dinañ ko gérer nekk mu xadam. Bu dee koor du karmat, lijjanti ko ci xarmat. Gëm na moo yëg na balaa tabaski ñëw xarmat. Si kar sama maani, faydu sama haani. Xaq biir xaq rek la duñ ci xaan-xaani. Ku bëgg yàlla noppalu gis-gis bu bees yi mooy falu. Jërëjëfe Baay Ñas, maam da baax Sëriñ Fallu. Baay laay fa laay laay, Boubacar la ñuy kalu. Te mu di rek a sonn waaye ruuxu baa ngi dallu. Ama méga super, milliardaire ci xol. Sa ñàkk xam waral lu bari ñu dem nga xool. Ama méga super. nice la mais Aro mën nga ñu résumer tuuti album boobu bi liñ ci jot a réalisation beeg fu mu toll ak balaa ngay sumb yenn projet quoi. ok bon album bi mu ngi tudd Number One donc mu ngi génn 2016 fii nii studio Jéegiraay donc album la boo xam ne nii bon mooy sama doom la quoi parce que je me suis dit que du intéressant ma dem nekk artiste ba bàyyi te assumé wu ma sama nekk artiste individuellement quoi parce que ci groupe nga nekk donc groupe du sa philosophie donc li nga bokk ak gars yi la à un moment j'ai voulu man kese ma génnee sama xalaat sama xam-xam ak sama flavor tënk ko ci benn album donc loolu moo indi Number One bi ñu ngi ko job fii Jéegiraay man ak Keef ak ndam si yàlla si Platinum yàlla na ko yàlla xaare àjjana donc job nañ ko 1 an 8 mois dañ doon jël suñu temps di ko liggéey ndànk-ndànk parce que boo xoolee du album bu compliqué affaire yi def c'est limpide lu leer la message bu clair donc jubluwaay bi nekk benn rek lu dul mooy booy gëm seen bopp et que Number One bi nekkul na yaa taxaw ci kaw ñëpp mais ku ci nekk Number One la ci sa bopp parce que yow ni nga mel kenn melu ko yàlla may na la lu mu kenn mayul lu mu mayul kenn donc et que tu es là et que boo liggéeyee rek donc fi nga bëgg a dem yow danga fay dem donc podium yi bëri na kon ñun ñëpp ay Number One lañ quoi ku gëm sa bopp liggéey rek da ngay nekk Number One. oui yéen a ko dégg parce que Aro en dehors ci artiste bi mu nekk ghostwriter la ku dégg ghostwriter mooy bindkat teg ci flow bi yëpp ok mais tey li tax ñu dalal la tey dañ la dalal parce que xam nañ ne kàngam nga borom tet nga am nga bagage yu bëri ci hip hop donc tey li tax ñu dalal la mooy dañ la dalal ci benn rubrique bi ñuy wax background nag bon leçon du jour la ci artistes yi nga xam ne bon ñu ngi seetaan te am na ay notion yu bëri dañ koy xaw a rëcc la duñ ko mën a maîtriser dañu lu sa ràcce léegi tey lan nga ñuy indil comme leçon du jour ci rubrique background. bon waaw ñu ngi résilier gars yi background la donc leçon du jour tey damay indi li gars yi xewal rek quoi booy xewal mooy punchline donc punchline dañ ko xewal ba instant yi nii kuy bind te safoo ko punchline ba mu fees pour yow bindoo et que punchline du bind quoi kese donc ci style d'écriture la système la c'est bien mais nekkul kese loolu mooy bind parce que nit dina def punch sound ba mu jeex pour ne rien dire quoi donc maanaam mën nga def punchline yoo xam ne du jëriñ dara punchline dëgg mooy punch bi nga xam ne su ko nit ki déggee da koy frappé te su ko frappé dina am lu mu bàyyi ci boppam quoi da su la xam ni donc man donc moo tax dama ko xaaj ñaar dama ne y a des punch pauvres et y a des punch de vie punch de vie mooy phrase bi ngay teg punch ko benn booy déglu ko mu changé life am da su la xam ni ci lu positif parce que loolu punch de vie la maanaam foofu vie nga defar su fekkee punch yoo xam ne juste pour gaaruwaale la pour juste pour xam nga des fois dama koy déglu quoi donc yooyu bon punch la mais tamit punch ego trip la quoi donc na gars yi gën a concentré wu ci punch yi parce que punch à l'origine gars yi dañ ko doon utiliser juste pour wane seen caay-caay ci bindu quoi donc am na ñoo xam ne ci benn phrase mën nañ ci def peut-être ñaari entendement est-ce ni ko koy dégg comme ça man moom ay punch simple laa jël quoi soit su ma jël exemple seytaane bëgg lekk jën moo tax mu lay jay ok seytaane moo bëgg lekk jën moo tax mu lay jay dafa am jël lu tudd jay mais dans jay aussi yaa ku lay jëlay jay ngay jayee ko donc seytaane su bëggee lekk jën da lay jay boo nekkee jar muy lekk la jën donc loolu gis nga yooyu ay système d'écriture la ay caay-caay la mais bii punch de vie la parce que dafa am njëriñ ci wax bi da soo la wax nii mais bon punch yeneen jàmbur yi du ma ko laal
mais mënoon naa la jox exemple punch yoo xam ne ay punch la mais ay punch pauvre la maanaam du wax dara quoi donc tey booy yi jël nañ ko xewal ko mais nañ xam ne punch de vie punchline c'est pour juste buñ ci viser juste kii bi quoi aspect spectaculaire bi muy def mais nañ ci boole tamit aspect dégg-dégg bi changement bi mu war a def ci maay ni ko koy déglu ak ban jeexital la war a am ci moom quoi parce que comme ni koy kii di jàngalee Karis One mu ne hip hop is not something we wear it's something we live mu ne hip hop du lu ñuy sol lu ñuy dund la kon léegi soo bëggee changer dundu nit ki donc il faut nga koy marqué ci esprit parce que soo ko marqué ci esprit après loolu mooy dem mu toog ci xol bi quoi donc que punchline mooy loolu et que c'est pas diable c'est pas diable yàgg na xew du léegi dañ ko créé depuis le hip hop même avant hip hop punchline am na boo duggee dans le Coran yàlla def na ci punchline yu bëree bëri da ci def sax ay punch avenir ay punch yoo xam ne dans l'avenir lay am quoi donc yooyu yëpp am na donc hip hop bi dañu ko jël ñu adapté ko am noonu ay temps gars yi dañu ko tuddee wuñ ko woon punch sax di ko tuddee ay next level est-ce que ndax ni mais tey lañ ko jël ñu tuddee ko punch mais ça a toujours existé kaana yi dañ ko defati ko ñëpp di ko def mais am na ñoo xam dañ koy def mu simple ba doo ko seetlu ci sound bi soo jëlee le cas de Jili Bagdad da ciy def lu bëri ok sama saay-saay yi fii punch rek la ñuy def Ndobin day punch Paco benn boy Paco Brise ñoom ñëpp dañuy punch parce que la xam ne mais man bon li ma leen di xelal ñoom ñëpp mooy ñu bàyyi xel ci li ma wax mooy ñu xam ne hip hop day defar donc na punch yi di am sens quoi waaw man waaw loolu la quoi. suñ jege ak ma meen aaro bu jéggi raay coalition ñamu mbaam ci seen rubrique boobu ñu naan background dañuy jàll ci beneen rubrique bu ñuy wax brand news nekk benn rubrique boo xam ne da lay jox actualité hip hop bi actualité game bi fu mu toll muy concert yi muy conférence de presse yi muy vidéo yu bees yi muy son yu bees yi lépp loo xam ne dafa dem ci actualité rek ci rubrique brand news nga koy am brand news. This is something special for you. Brand News, la 5e édition du Galsen Hip Hop Awards au Grand Théâtre National de Dakar. Lauréate, dañuy nominer les meilleurs artistes de l'année, les meilleurs lyricistes, les meilleurs artistes féminins, les meilleurs artistes masculins, les meilleurs albums solo, les meilleurs beatmakers, les meilleures émissions hip hop Galsen, les meilleurs featuring, les meilleurs EP, maxi, les meilleurs mixtapes, les meilleures vidéos. En attendant ñu jox leen album yu bees yi nga xam ne moom moo jot a génn Cool This lu dul yàlla neen la le titre de son album. Il était finaliste Flow Up 2018. Dip Doundou Guiss LNN loo ñeme ñàkk. Il vient de nous présenter sa nouvelle vidéo Nightmare. Mayatic, un crew qui nous vient de Diofior, vient de lancer leur première vidéo freestyle. Yéen réewu leen sax. Real 54 a sorti son album suba ak ay featuring yu doy waar. Jifa Production, un nouveau label, vient de s'installer au Sénégal. Bu ñu jugee ci loolu dañuy dem ci clash bi am entre Dip ak One Lyrical. Kii di Ngaaka Blindé ak Samba Peuzzi. One Lyrical tontu na kii di Dip ci sound bu bees bi nga xam ne moom la génnee. Est-ce que Dip da ko war a tontu waaw ou déet moom la ñëpp di xaar. Samba Peuzzi dugg na biir Guédiawaye rajaxe na fa toj na fa tas na fa. Ngaaka Blindé a sorti sa nouvelle vidéo featuring Matadi Terrain Rebeuss. As the Best, le futur relais de Guédiawaye, vient de sortir sa vidéo en compagnie ak Dip Doundou Guiss. Ndogal, c'était votre rubrique Brand News Zulu Nation. yéen a ngi ba léegi seen émission Zulu Nation with ya homeboy Jack Jam sur la RTS 2 tey ñu nekk fii ci studio Dakar FM with my man Che waaw yéen a ko gisee tey Zulu Nation tey Dakar FM lañ toll di tourner suñu émission affaire bi di dope di nice xam nga rek ba léegi su ngeen bëggee bokk ci émission Zulu Nation mën ngeen envoyer seen information ci mail bi nga xam ne moom mooy jàll ci bas d'écran bi ak numéro téléphone bi fu ngeen ñu woon ak ñu fekk si leen léegi jeex na takk ngeen naan RTS ñëwul couvrir ñu quoi Zulu Nation mu ngi fii worldwide fu ngeen mën a nekk ci àdduna bi Zulu Nation da leen fay fekk donc suñu jógee foofu dañuy dem ci beneen rubrique muy rubrique l'invité des léegi ba léegi ak waa Jéggiraay fekk leen ci biir studio bi ak ma man Bamba ak Baye Jawrin Keef l'invité. This is something special for you. waaw avant tout maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen féliciter et en plus di leen remercier aussi tamit ci liggéey bi ngeen def nii quoi ñun ñëpp xam nañ affaire bi yombul quoi mais bon di leen ñaanal rek yëf yi gën a jëm kanam xam nga li ngeen ci bëgg yéen a ko xam suñu borom bi taxawu leen. bon waaw man maa ngi tudd Bamba Ndiaye
ñu bëri xamee ma Bamba Jéegiraay ñenn ñi xamee ma Bamba Pépinière comprendre nga en fait bon maa ngi Jéegiraay je suis le manager en même temps directeur artistique du label et je fais partie aussi des membres fondateurs de la structure waaw bon donc juste pour des présentations Jéegiraay bi bon mun naa wax ni Jéegiraay ni ko composé bon yaa man la Bamba et sa création au début c'est-à-dire affaire de famille là quoi en fait maak Omzo OM Zigzag on bossait ensemble day by day ñoo doon nekk seen gaale café yooyu noonu. ñun ñëpp xam nañ ne yàgg Omzo du tey quoi lu yàgg la quoi. et c'est par le biais de son grand frère Youssou Ciss Youssou moom ñu bëri liñ koy gis bëriwul moom mu ngi dans l'ombre mais à la base kooku mooy lépp quoi parce que Youssou moom it mu ngi woon ci milieu musique mais pas ci hip hop quoi mu ngi woon ci mbalax parce que moom moo doon manager un artiste bi dëkk maintenant bu doon wax U2 moo doon manager. et ay jamono nag bon xam nga foofu ñi ko seq ñëpp ay passionnés de musique lañ donc mën naa wax ses débuts création bi Jéegiraay foofu la ñëwee à la base y avait Hot bi bii da sufi léegi mu ngi nekk Norvège y avait moom man ak Youssou au début ñun ñoo fa nekkoon teg ko noonu c'était pas sérieux affaire bi mais avec le temps ñuy dem ba affaire bi gën a sérieux donc biñ ko tegee créé après ci la contact ku mel ni Kefis Baye Jëwri moom mu ngi nekkoon benn studio bu nekk le Ghetto moom ci lañ ko contacté mu ñëw nekk di jox fii nii donc au début mu nekkoon man Youssou Hot bi ak Kef donc début bi loolu la woon Jéegiraay maintenant ñun affaire bi challenge la woon si ñun parce que ñun xam nañ liñ doon daj avant studio bi di nekk fii parce que ak Omzo fu ne dugg nañ fa fu ne dem nañ fa n'importe quelle heure duggoon nañ fa nii on s'est dit donc il faut ñu fay def benn affaire fii au niveau de la banlieue rawatina biir ginnaaw raay de un dootul metti pour booy yi génn de deux tamit ñu mu nekk benn combat boo xam ni gars yi dañuy jógee ailleurs pour ñëw fii di fi mën a réaliser seeni projet quoi donc mën naa wax Jéegiraay ci noonu lañ ko créé mu ñëw quoi. maintenant nag quant à Bamba moom c'est le début avant Jéegiraay moom pas mal de choses jot na ko réaliser fi ak pas mal de structures pas mal de labels parce que bon mën naa wax au début nekkoon naa ak Omzo bi ñuy job nekkoon naa membre Africulture Urbaine depuis le début et en plus tamit j'ai bossé avec Undercamouf le label je fais partie tamit des membres fondateurs de Undercamouf ici au Sénégal nekkoon seen manager et j'ai bossé avec benn label bu nekk Londres bu ñu naan Afrolution ñoom seen politique c'était juste jéem a valoriser artistes yi nga xam ne ñoom dañuy représenter identité africaine bi aussi tamit quoi donc c'est avec le temps qu'on a eu à créer Jéegiraay mu nekk leen loo xam ni man sama yëfu bopp dama ko jàppe sama yëfu bopp parce que du affaire de monnaie ni ñu ko créé la ñun quoi c'est une famille boo xam ne ñu ngi ci musique ñu toog teg ko aussi tamit quoi. bon ku gis fi ngeen jaar xam ne passion moo tax Jéegiraay egg tey fi mu egg mais man li ma gën a impressionné ci Jéegiraay tey mooy événementiel yi tey Jéegiraay dem na ba xam nga jéggi na raay bi quoi jéggi na ay frontières léegi mënatuñu wax ginnaaw raay rek mais Sénégal fépp foo tourné léegi son boo déglu léegi da ngay dégg tampon Jéegiraay ñu gis ne loolu liggéey bu am solo la donc liggéey boobu ak xam naa ne OM Zigzag nekku fi mais base bi yëpp yow la. waaw en fait mooy li may wax rek c'est-à-dire gars yi man la ñuy dégg may wax souvent man la ñuy gis mais du man dong quoi sànq maa ngi la expliqué gisoo mu ngi nii toog suñu bàyyi jëriñ Kef mais dafa nekk koo xam moom souvent de préférence dafay nekk bëgg a làqatu quoi bañ a génn café mais à la base c'est-à-dire boo am na c'est-à-dire maanaam macha allah quoi liggéey bi li ñu ko yombalal ñun mooy maanaam ñun ñëpp dañ koy def par amour du xaalis moo ñu rassemblé quoi du xaalis moo ñu rassemblé parce que bi ñu ñëwee Jéegiraay bi ñu ko créé existé nañ 5 ans defuñu production defuñu ci événementiel parce que lan avant Jéegiraay ñun gis nañ li fi xew ay label yu bëri feeñ na fi ay gars yi jóge kaaw ñëw investir fii teg mais au finish après dañuy jaay seen matos dem delluwaat kaaw quoi parce que ñun xam nañ yëfi doxul ñi fi nekkoon producteurs yi fi nekkoon bu ñu doon 5 ba 7 ñëpp a daw mais ñun bi ñu ñëwee xam nañu tamit du yomb mais il faut ñu démarquer wu def neneen loo xam li gars yi doon defee en plus ñu fexe tamit lu ñu survivre aussi tamit quoi parce que affaire yi doxul moo tax bi ñu ñëwee dañoo focus ci studio bi 5 ans gars yi di ñëw di job seeni projet mais ñun non seulement boo ñëwee nekkul da ngay job rek ñu jox la nga dem sa yëf ñun am na benn accompagnement bu ñu doon def derrière boo xam ni loolu l'artiste soxla woon tombeeg période boobu tamit internet am doole réseaux sociaux yi ñëw
da ngay gis kenn day ñëw fii job projet mu nice ñu jël ko ma jël ko tas ko ci net bi tourner ko tëmbal ko parce que loolu lañ soxla woon tamit quoi et ça a eu à faire benn effet boo xam ni artistes yi ñëpp rafetlu ko ñëpp di ñu solliciter di ñëw fii di job seen i ko mais avec le temps xam nañ tamit lii dong du dem parce que tamit dinañ gis ay artistes ñëw di job fii mu nekk ay artistes yoo xam dañoo am talent ñoo xam ne ñii ku leen encadrer accompagner dinañ am dara mais avec le temps ci lañ attendé maintenant ça fait 5 ans ñu ngi fii di réaliser di accompagner gars yi seen enregistrement yi studio affaire yooyu jàppal bàyyil maintenant on va essayer de faire ñu xool nan la ñuy jéem a job ak artistes signé leen comme ñun am nañu studio bu disponible am nañ équipe bu compétente boo am expérience donc on va essayer de voir en sachant que nag fii amul marché et dans ce cas kon bu ñuy dem daa am stratégie bu ñuy demee donc loolu moo ñu poussé ñu dugg ci production yi mais hormis yooyu tamit xam nañ tamit production yi bu ñu ci duggee après événementiel da ci am te loolu ça demande tamit des moyens maintenant ñu ne attendez il faut ñu teel a comparer yëf yi léegi Jéggi Raay dafa am studio d'enregistrement am Jéggi Raay label de musique bi ci lañ commencé daal di signer ay boy maintenant nag Jéggi Raay comme studio bi on va essayer de faire des choses yoo xam ni ça va motiver sunu clientèle bi ñii fixe mu pousser ñenn lu si tamit ñëw quoi bon maintenant comme ñi ko composé tamit Jéggi Raay am na ñoo xam ni ça fait plus de 20 ans ou 25 ans nekk nañ ci game bi am nañu assez d'expérience ñu ne attends comme ñi fiy ñëw lu ci bëri c'est des jeunes yoo xam ni am nañ talent kenn xamu leen on va essayer de faire des trucs yoo xam ni dañ leen may sens pour mu jéem leen mettre au devant de la scène mais yamuñu foofu mooy li ma wax ci accompagnement wu summit événement yu summit loolu nekk na beneen affaire parce que la première fois bi ñu ko defee au Théâtre National Daniel Sorano mais booy ils étaient tellement contents en plus tamit indiloon ñu benn problème sax parce que dañoo amoon problème pour choisir artistes ak affaire yooyu nombre bi mënul woon yam ak affaire yooyu quoi comprendre nga donc juste pour fekk si rejoindre la nekkoon affaire bu graaw des jeunes yoo xam ne ñu ngi soog a débuter seen carrière xamuñu fenn nga joué leen ay scènes yu mel ni Sorano xam nga mooy open door bi quoi. Jéggi Raay show la boobu après la open door bi ñëw Jéggi Raay show parce que Jéggi Raay show ni ñu ko conceptualiser c'était pour xam nga artistes yi nga xam ne ñoom ñu ngi ñëw fii Jéggi Raay di réaliser seen projet donc ñooñu la ñuy choisir quelque jéem leen encadrer mu amaale ay formation en régie générale régie son lumière et plateau amaale concert fële maintenant bi loolu demee avec le temps tamit ñun gis nañ que période bi tamit jeunes yi ñu ngi teg seen i projet bopp ay mixtape ay EP sans l'aide de personne ñoo koy taxale dem fay ko ñun xam nañ yëf yi ni mu demee yëf yi yombul maintenant su ko booy réaliser mu nekk ay produits yu nice yoo xam ni booy santini yi booy talent gi ci quoi mais c'est ça du ñu am pour gérer ay scène du ñu feeñ télé xam nga comme li xew fépp ñi am tour rek ñooy mën a am accès ci yenn scènes yi ci yenn TV maintenant ñun on s'est dit essayons de faire un événement boo xam ni dafay am benn audience dafay am benn notoriété boo xam ni su boobaa le jour ji gars yi duñ gis les mêmes têtes dinañ gis ñeneen ñi mooy jeunes yi ñëw ñi bees yi nouvelle génération gars yi am talent loolu moo indi open door mooy c'est ça qui nous a poussé ñu dem Grand Théâtre parce que Grand Théâtre moo doon def actualité bi mu nekk quelque chose boo xam ni mën na jaay gars yi. parce que côté boobu ma dagg la côté boobu gis naa ne joué ngeen ci un rôle primordial parce que actuellement ñi cartonné tey ci game bi ci hip hop bi mën nañ ne ñëpp ay produits Jéggi Raay lañ ñëpp ay produits mais li ngay wax première édition open door bi mu ngi amoon 2014 boobu ñan ñoo fa nekkoon ay Ngaaka Blindé ay comment dirais-je ay Akhlou Brick ak ay comment dirais-je ay oh là là mais non bon dip boobu génneegul première édition bi génneegul parce que ay critères lañ tegoon pour mën a jël deuxième édition bi bu la fekkoon moom mu génn fekk moment boobu nag bon mënu ci woon bokk quoi mais yaa ay Elzo Jamdong ñoom ñëpp si première édition bi en ce moment boo yi ngay gis fi yëpp ñoom ñëpp jaar nañ fa et lii def charme mooy moment boobu ñun dañoo teel a comprendre que nouvelle génération bi ñoom ñu ngi def dara ñu ngi rassembler et boo seetloo depuis ñun bi ñu ñëwee di def ak nouvelle génération ci la gars yi commencé am inspiration boobu kuy def concert rek imprégner la nouvelle génération moment boobu la gars yi def au school yi kuy def concert rek imprégner nouvelle génération bi moo tax ñun côté dañ ci sant Yàlla parce que loolu bokkoon na suñu combat que la nouvelle génération ñu mën a am accès ci yenn chaînes yu mag yi mën a am accès ci yenn chaîne télé yi di mën a am accès ci yenn chaîne rajo yi affaire yooyu noonu quoi. mais léegi Jéggi Raay li ma bëgg a xam mooy gis nañ ne miser ngeen trop ci jeune talent yi te franchement joué ngeen ci rôle bu am solo gis nañ ne tey nouvelle génération fi ñu egg loxo Jéggi Raay dugg na ci quoi
donc tey Djeguiraay yan artiste la signé wala Djeguiraay day coacher artistes yi bàyyi la ñu dem wala am na artistes yoo xam ne Djeguiraay da leen signé maintenir nañ ci label bi. waaw mooy li ma doon wax foofu mooy Djeguiraay Records bi parce que Djeguiraay dafa label de musique la en même temps studio d'enregistrement en même temps ñu ngi si événementiel bi donc mun naa wax ci ñi ñu signé bon y a Paco Brise comprendre nga y a El Jazz y a Paco Benn Boy y a Kesinka y a comment dirais-je y a Karbala XD te mu dëkk Mbour moom il est de Mbour comprendre nga et aussi y avait First Class mais moom mu ngi Paris léegi foofu la nekk di jàng su ma jubul ñooñu la de ah Paco Brise y a Aro aussi y a Zendeng y a Aro y a Zendeng et hormis ces artistes ñun dina am ay artistes yoo xam dañuy job fii seen i projet mais mën dañuy nekk en collaboration coacher leen aussi tamit quoi parce que tamit quoi compris mënuñu signer ñëpp ah mënul nekk suñ ko doon jéem sax ñun dañuy indi suñu bopp problème. oui concernant ci côté signature boobu nga wax xam naa dañuy def benn digression ñëw surtout ci Paco Brise gis nañ ne tout récemment rek ngeen jógee Grand Théâtre franchement mu nekk événement boo xam ne da ngeen ko def te gis nañ ne amu leen benn jàppale amul sponsor amul dara te teewul da ngeen feesal salle bi loo xam ne franchement lu extraordinaire salle bi fees dell ngi def benn show bu nice franchement préparatif bi nan la demee. waaw loolu dafay confirmer li ma doon wax c'est-à-dire da nga gis des jeunes yoo xam ne dañu am talent mais amuñu ku leen jàppale donc mooy li ma wax ñun ci optique boobu la ñuy dox Paco Brise dafa nekk ko xam ni avant Djeguiraay moom Yoff dafa doon teg di fa rassembler quoi mu nekk un jeune bu ambitieux parce que loolu bokk na ci li ñuy loo xam ni. non seulement ambitieux am talent. bien sûr am talent. bien sûr parce que mooy li ma doon bëgg a wax rek que moom fa la dëkk mais fi mu dëkk mu ngi koy commencer préparer avant moo yóotu feneen. maintenant ñun bi ñu collaborer ak ñoom loolu la rek mooy li ma wax rek parce que il faut gars yi comprendre tamit un artiste su demee bay signer chez un label c'est parce que moom artiste bi am na lu mu am leneen loo xam da koo manqué label bi am ko donc loolu la ñu boole ko muy seen force. donc voilà Paco Brise c'est quelqu'un yoo xam ni il est très talentueux et puis il a de l'ambition mu ngi préparer tamit yoonam mu ngi def saydam donc voilà loolu moo waral bi ñu ñëwee ñun job bi yomb méttiwul quoi ñun l'expérience qu'on a ak carte d'adresse bi ñu am. comment faire pour monter un spectacle def les dates qu'il faut affaire yooyu accompagner ko et moom it comme ça dem la gars yi ñëw support jàpp ci voilà pour man affaire bi y a pas de secret ñun comme niñ koy waxee ñëpp xam nañ hip hop ça rime avec représentativité moom noonu la def Yoff saa dem la xam nga événement bi pas mal de gens foogoon nañ sax ñu ngi doon wax booy bi kii day caaxaan kenn xamu ko mu naan day jël ay grand théâtre mais pour man nee naa gars yi nañ bàyyi loolu affaire du loolu un artiste dafay soxlawu tout le temps di exprimer wu di wane talent di wax li mu mën affaire bi nekkul nga duggee studio dong wane li nga mën da ciy laaj des fois nga am tamit yow def scène bi yow soo amul sa concert bopp doo ko mën def doo xaar diw invité la nga ñëw def benn son 2 sons dem sa yoon mais su fekkee sa concert bopp la tu as largement de temps def sa show bopp ni nga ko sentir. mën naa ne Djeguiraay dañu beral loxo keef dañu bëgg nga présenté wu quoi parce que gars yi bëri dañuy dégg keef xamuñu keef te dañu gis ne Djeguiraay dañuy jouer benn rôle boo xam ne dafa am solo cela seen tour egg na foo xam ne franchement jëmm yi eggu fa quoi keef ñu bëgg nga présenté wu yaay kan quoi. waaw asalaamaaleykum man la keef comme ni ngeen ko waxee rek mais Baye Jëwriñ moom Bamba mii la damay doon naan ma Baye Jëwriñ mais Bamba mooy jëwriñ bi moom mooy kilifa yi ñëpp. man la keef ingénieur de son beatmaker ci label Djeguiraay
voilà. waaye gis ngeen comme ni mu ko waxee un gars simple humble xam nga mooy loolu soo ko gisee doo ko teg beatmaker doo ko teg technicien da nga naan xam nga rek Bamba moo xam li tax mu ne ko bàyyi jëwriñ soo gisee da nga naan Ibadou la quoi mais actuellement moom mooy toj dëkk bi franchement day def ay liggéey bu am solo parce que booy yi léegi booy boo gis laaj ko ne ko sa son dafa nice mu ne Kef de moo ma orienté ci son yi mais Kef ñu bëgg a xam yow da nga def ay cours chant wala nan la demee quoi parce que booy boo laaj rek dala naan bon côté chant Kef moo ma orienté quoi. waaw côté chant moom je vais pas dire que dama def ay cours quoi xam nga African Akhlou bi temps yu yàggee mooy sang bi moom da naan ànd parfois géej répétition am affaire yi dama ko daan fekkee waaw moo grâce mais xam nga sang bi moo daan chanteur bi quoi. ci biir groupe VIP bi nga xam ñoom ñoo nekkoon suñuy grand frère tamit amoon na fa ku tuddoon Henri Pi kooku tamit ñoom dañ naan fekkee seeni affaire donc mën naa ne du ma ne sax dama ko jëlee ci ñoom parce que temps yi daanu moon woy rappeur laa woon après xëy na way bi dafa ñëw après nga xam ne bon loo affaire yow mën la rek ngay defal gars yi ay chœur ñu naan t'es un chanteur alors je même pas un chanteur man damay jàppee ni damay chantonné rek quoi ay chœur moom boo koy def ça n'a rien à voir quoi. mais beneen point bi ma gën a impressionné mooy Jéggiraay bu muy ñëw dafa ñëw fekk ay studio ay label yu fi nekk te franchement Jéggiraay bi mu ñëwee dafa marqué temps actuellement nii kenn mënatul wax studio kenn mënatul wax label Jéggiraay te foog naa ne soo fekkoon ay mix yoo xam ne dafa bidon la fi booy di fekk kon Jéggiraay du egg fi mu egg oui côté boobu franchement ñi nga poussé avec bu il faut nga tegal ñu Kef kañ la commencé dugg ci affaire yi ak fa nga ci tolloog côté mix yi daal franchement ñëpp xam nañ ne impressionné na grand public bi te booy boo dégg tey ci nouvelle génération yi day am envie soom sax dégg ci Jéggiraay wala sànni ci kàddu dédicacé Kef quoi. pas bon man je dirais côté mix yi moom xëy na peut-être loo jàngul ba tarbiyoo ko mënoo ko def quoi parce que xam nga ku nekk ak domaine am quoi tey ji mécanicien bi bu dee son sax dañ naan technicien de son am ingénieur de son affaire yooyu ñi nga xam ñooy branché câble yi ñoom ñooy techniciens yi seen domaine fa lay am ingénieurs yi xëy na peut-être ñoom ñooy supervisé ba xam son yi c'est bien pris amul ay parasites ci suuf est-ce que lépp ça sonne bien fréquence est-ce que amul yu lay déranger tout affaire yooyu loolu question de nopp la mécanicien bi li muy def menuisier bi li muy def wala benn je sais pas infographe bi li muy def nga koy xool di mu lay yéem peut-être am na ñu ne ci biti ñoo xam ne dañuy xool ñun affaire bi di leen yéem xëy na bu ñu entraîné woon seen i nopp jàng ko rek mën nañ ko mën quoi mais dina am benn aspect don bu nekk bu ndaw parce que jagle la quoi kenn ku nekk li la yàlla di jagleel am na ñoom seen am nañ ay nopp mais travaillé wuñ ko à ce que muy sentir yenn fréquence yi gën a infime yi gën a ndaw pour mën a xam ba xam lii ça sonne bien ça sort bien ou pas donc loolu la ñuy njëkk a jàng booy jàng ingénieur son la ngay njëkk a jàng sa nopp da nga koy train à ce que mu nekk lu sensible loo xam day dégg lépp qu'est-ce qui ne va pas bu ñu tegee fois qu'est-ce qui ne va pas yow mii déglu mën nga bañ a xam qu'est-ce qui ne va pas mën nga bañ a xam ni li am na ay saturation am yow doo ko dégg alors que ñun on l'entend mën nga bañ a dégg benn bruit de fond boo xam ñun dañ koy dégg comme clim bi di tàkk par exemple nit di rab ci biir clim bi newul fee mais bu rabee bu paree ñun buñ dégloo dinañ xam ne am na benn affaire bu ndaw bu nekk ci suuf wala ay bruit de fond yoo xam am na ñu ne ci biti di wax wala affaire yooyu doo ko dégg à nii comme liñ dul gis à l'œil nu rek ay microbe bët du ko gis mais buñ ko dugalee ci yenn machine yi mu gis ko donc suñuy nopp parfois loolu lay nekk quoi ba ñu mën a ràññee lan moo set ak lan moo setul après foofu nag ci base boobu la ñuy doxee pour mën a nekk ay bons mixeurs ñoo xam mën nañoo traiter voix ba mu set quoi voilà. Qu'est-ce que ça vous fait en tant qu'ingénieur de son parce que fii on parle pas de preneur de son parce que on parle avec des connaisseurs du son comme Kef on parle d'ingénieur de son ñoo xam ne parce que tey mën naa ne hip hop sénégalais amatuñ dara lu ñuy envier gars yi nga mix yi nga xam ne bu njëkk gars yi dañ doon bàkkoon France album bi France laa ko mixé wala États-Unis mais tey ñeme nañ taxaw fëgg dënn ne tey muy Jéggiraay muy fenn ak yeneen label gars yi ils n'ont plus à envier les ingénieurs de son yoo xam ne ñoo nekk sur le plan international qu'est-ce que ça vous fait? Ouais, ben man ça me fait rien personnellement xamul tax ça me fait rien man être humain là comme benn américain wala benn français li américain bi def mën naa lu ko ëpp parce que question de complexe la rek ak question de condescendance quoi toog gis ni américain bi rek c'est un américain c'est un blanc il est supposé faire mieux que moi man musuma gëm loolu quoi laajal Bamba dañ naan toog fi mu ñu daan job maan ko nan job rek bu baaxee nit ñi dinañ ñëw soxlul ngay dem fenn donc man je pense que américain dañu yor même matériel yi que ñun c'est normal ñoom ñuy yor matériel yi gën a baax xëy na seen studio c'est plus insonorisé acoustique mooy gën a cool donc foofu la sax ingénieurs yi sont nekk parce que
genre di nga gis koo xamante ni studio lépp ay calme bu jëlee mën na sax bañ a traité waat ay gate li ñuy wax gate limiter yi di recompresser pour voix yi bañ a am di noise def dara ñun alors que ñun ñoo gën a métti li ñuy def parce que ñun Sénégal bokk bugguma wax lu ma wóorul mais gisuma ci studio boo xam c'est insonorisé à 100%. tey ingénieur bi toog ci ginnaaw machine bi par force dina dugg ci ay denoiseur dina dugg ci ay gate. li nga wax ni man mën naa ko témoigner parce que studio bu ñu insonorisé à 100% soo duggee ci biir day mel ni sa nopp day mel ni ay onde ngay dégg c'est ça quoi day taxaw cela veut dire day mel ni benn stop boo nekk quoi. parce que stop de fréquence la maanaam day lépp day muet parce que fi ngay nekk yow doo même ki ne ci biir cabine bi je suis même pas censé wax ak moom mu dégg ma. non day mel ni sooy wax da day mel ni day am latence parce que foofu insonorisation bi la quoi. dafa am micro boo xam moom moo lay jox son bi ci moo tax mooy créer latence boobu parce que ki ne ci biir du la déggati boo nekkee studio ci biir doo déggati ñi ne ci biti moo tax sax ñi nga xamante ni ay ingé son lan ñi nekk ay États-Unis wala ay France wala ñoom dañ ciy yàgg ay Norvège ak yooyu ñoom dañuy dem ba nekkatuñ fi parce que duñ gis le temps qui passe parce que tellement ñi ngi studio du matin au soir foofu day insonorisé duñu xam temps bi nan la demee quoi comprendre nga mais man pour revenir ci sa question genre man je me dis que bopp bi ma yor moom la américain moom la français bi yor donc il est pas supposé faire mieux bu fekkee nag il est dans de meilleures conditions peut-être mën na def mieux bu fekkee moom ëpp xam-xam dañ ko jàng rek lu ñu préétablir la teg la ne lii la ku dem jàng da ngay mën après nga practice ñun xëy na peut-être depuis longtemps ñu ngi ci di practice ñu waxee practice ñu ngi ci di def quoi newuñ teewul ñu ngi ci pratiquer waaw voilà ñu ngi ci di pratiquer mu yàgg da ngay dem ba découvrir sa affaire yoo xamante ni parce que son dafa doon loo xamante ni du tëju mukk mënoo am xam-xam bi man tey am na bu ma génnoon ci mbedd bi am na ñu xam mënul ma jàngal sax quoi donc chaque jour rek yaa ngi jàng benn affaire bu bees voilà mooy practice bi quoi chaque jour yaa ngi pratiquer rek chaque jour yaa ngi am leen loo xam américain bi sax mënu ko am parce que ñun mixé nañ ay projets yu jógee États-Unis yu jógee France yu jógee voilà am na ay français yu ñëw fii ba fii di prise. léegi yow lan ngay conseiller nouvelle génération parce que des fois nga gis ay boy yoo xam ne franchement dañuy wut benn machine benn carte son benn micro commencer di prise franchement pour gën a assainir le milieu lan ngay parce que ay gars yu mel ni yow ak yeneen ingénieur de son franchement war nañu gën a orienter boy sur le faut former leen gën leen orienter parce que des fois tamit am na liggéey yoo xam ne mën na xajamal liggéey bi quoi. waaw loolu dafa am double tranchant mooy pas que ñaari boor la quoi parce que tamit Sénégal amul assez d'ingénieurs amul assez de beatmakers. non dafa amul sax école d'ingénierat mi ngi noonu. donc bu fekkee tamit nit ñi ñun ñooy jéngul suñu bopp dem di jàng online man ba ma ko doon jàng online la woon yàgg na ci ay écoles yu nekk États-Unis nga koy jàng online ba doo mën ko léegi avènement YouTube internet bi dafa gën a yombal yenn affaire accès bi donc double tranchant bi mooy benn bi bu njëkk bi mooy booy yi nga xam dañuy yor seen i matos seen kër man mënuma lu dul encourager leen mais encouragement dafa am lu muy àndal parallélisme bi mooy nan gën a jàng bu ñu yem rek ci tuto yi ñu leen di jox nan dem ci ñi nga xam tam ñoo leen gën a kawe parce que tuto du la jox lépp tuto day fekk nga mën ba pare naan kii mën na ba pare mais am na benn affaire bu bees bu nekk ci logiciel bi xamoo ko nan nga koy utiliser après du dem à fond parce que astuce bi du lay jox sa exemple danaan la par exemple bu doon benn compresseur bu génn kuy way jékki-jékki yuuxu ñi nga xam dañuy way ci kaw comme gospel yi wàccewaat mu ne la way bii nii bu kawee ni nga koy gérer mais am na fu way bayam boo ñëwee léegi yow nga jàng loolu rek way bi ñëw dépasse ma nag tu t'en sors pas donc après da ngay dem nga jàngiwaat loolu donc moo tax ma ni boo yi nga xamante ne ñoom ñi ngi am seen i machine seen kër man mënuma lu dul encourager parce que gis nañ lu ñu bëgg xëy na investir ci gisuñu école fii mais am nañ ay tuto yu ñuy yor te tamit ñun tamit faut dire que nous les noirs fii Afrique on est un peu dañu xaw a égoïste damay commencer sama bopp man du ma def benn tuto di jàngal kenn ci internet bi te loolu c'est pas normal tubaab bi loolu lay def tubaab bi xam-xam da koy partager nous on partage pas am na fi ñu kale ñoo xamante ni bu dee ay mix ay Ibou Ndour yenn gars yi fi nekk ñoom dañoo kale donc ñoom mënunoo def ay tuto de 10 minutes par exemple expliquer booy yi nga xamante ni amuñu ay école fii dinañ ci jàng si yaa ngi ko man mënoon naa ko def xëy na peut-être dinaa reprocher sama bopp ñàkk temps moo tax mais man war naa mun def loolu ak ñeneen ñi fi nekk ay ingénieur de son yu bien waroon def la pour booy yi mun ci jàng tamit beneen tranchant bi mooy li gën a préférable mooy ñu jàng ko pour milieu bi sain mooy li nga wax léegi assainissement milieu bi parce que tout le monde fait ce qu'il veut à la fin yow tu es dans ta chambre tu fais un truc sa xarit yi ñi la jege ne la oh c'est trop bien ça après yow tu crois que yow yaa mën ñëpp donc foofu la danger bi nekk rek parce que tu sors bëri na fi affaire yoo xam produit yoom ça sort
ça sort ci ay label mais day des man nag je suis un peu mal placé pour wax ko parce que ci label laa nekk day mel ne da ngay wàccee liggéeyu keneen yéega sali alors que du dara ci loolu mais dafa bëri ñun sénégalais yi ñoo xam ne dañuy jël ay affaire buñ prisé mu baax rek ñu ngi koy dégg rek mu tegu ci son ñu ngi koy dégg rek il sort public bi c'est des profanes public bi mënul xam bu ñu boxoño bu ñu bocc xamu nu ñu koy waxee noonu donc da daan lii nice na ñu commencé ko tas fépp ñëpp di ko dégg ñu ne c'est bon c'est de la qualité alors que c'est pas de la qualité. sama gars yéen a ko dégg parole d'un professionnel donc gars yi dem leen ngeen jàngiwaat gën a professionnaliser li ngeen di def donc Kef lan ngay tàggatoo ak téléspectateur u Zulu Nation ci RTS 2. waaw li ma leen tàggatoo mooy lépp rafet quoi genre parce que émission bi déjà li Bamba wax ñu leen di jërëjëfale li ñu leen di jërëjëfale mooy le fait que ngeen déplacé wu Zulu Nation ñëw ba fii defal ñu genre yow yaay naan ñun ñoo leen defal faveur mais je pense que yéen def faveur parce que faveur bi mooy déplacement bi ngeen def ñëw y a une pléthore de label fii te gars yi tamit ñi ngi def affaire yu nice ñuy def c'est que ñun dañoo am suñu benn politique mooy on va toujours essayer de faire je vais pas dire plus mais ce que les autres n'arrivent pas à faire ce qu'ils n'arrivent pas à faire mooy dañ ko xëy na peut-être bëgguñu perte ñun dañuy nangoo perte ci underground yi dañuy nangoo jël suñuy millions dem Sorano def fa événement boo xam artistes yi ñëw fi di fi enregistrer rek ñoo ci bénéficier te artistes yooyu personne ne les connaît ñun ñi ñemee jël ay millions def ko ci événement yi mel noonu jëlaat ay millions def ko ci ay open doors pour artistes yi nga xam génnee nañ te amuñu possibilité nekk au devant de la scène loolu ñeme la ñeme boobu ñuy ñeme di ko def xëy na ñu mel ni yéenay jug ne voilà ñii il bosse nan dem wane seen liggéey donc ñun yéen waru leen ñu jaajëfal ñun ñoo leen war a jaajëfal parce que tey ñi nga xamante ni ñi ngi liggéey tey ñu mel ni ñun am na fi ñeneen ñoo xam ñi ngi liggéey xëy na à côté ñu mel ni yéen bu ñu demoon ci ñoom vulgariser seen job nit ñi dañ leen di gis kon bu boobaa xëy na industrie bi may wax ne chaque jour c'est inexistant industrie inexistante lan am fi amu fi te c'est la faute au ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi jiitu précurseurs yi te ils n'ont pas cherché à instaurer benn industrie musicale boo xamante tey booy dinañ leen yee ci côté direct seen son yi je veux dire comme Sodav par exemple droit d'auteur yeeg booy comprendre yenn affaire yi comprendre la ñuy def ba am son comprendre tey bu ñu doon def son dañu war a dem jël benn son téléchargé et tout magazine hip hop yi lépp daal ba nga xamante ni tey dinañ fi mën a am benn industrie donc yéen da ngeen ci jouer benn part de responsable bu ngand boo xamante ni genre lii nii boo ko deful woon xëy na peut-être duñ mën a tey suñu yéene dina ami quoi donc man jàpp naa ne ak lii nii peut-être dina gën a yaatu ba ñi ci kaw ñoom awadeeg ñi ci digg bi ak ñi ci suuf dinañ mën a def benn table ronde pour mën a waxtaan suñu li ñuy def lan la parce que genre man je trouve assez désolant ngay label di teg ay événements pas plus tard que Paco Brise mu fees après personne n'en parle benn nit dof day def benn show of the year après personne n'en parle benn dig day dem feesal benn stade après personne n'en parle moo ko waxee mooy eggul ci grand public bi faute à qui faute à nous faute à ñi nga xamante ne ñi ci kaw am ay mainmise ci communication bi am ay mainmise ci boy yi mën a génn ils le font pas parce que genre dañuy menacer un peu seen intérêt ñoom il faut qu'on le dise. Baye jëwriñ tey moom mën naa ne ñun mythe boobu brisé nañ ko avec Zulu Nation ak RTS2 foog naa ne ku sa événement siwul ci yow la quoi franchement. Jek Jam is back in again rolling again TMI gondi again nga barde again yee gis nga jéggiraay lañ jógee fekk fa Baye jëwriñ ngeen gën ko xam ci Kef gars yi nga xam ne mosuñu gis Kef nga xam ne ci ay signature son rek ngeen ko doon dégg tey ñu dem fekk leen foofu génne leen ci ruq yi génne leen ci studio yi teg leen ci petit écran bi ngeen xam kan mooy Kef ak ma men Bamba le grand producteur l'incontournable Bamba de jéggiraay waaye gis nga suñu jógee foofu dañuy dem ci top 10 su ngeen déggee top 10 nag moom mooy les 10 meilleures vidéos yi nga xam ne ñoom ñooy def tendance ñoom ñooy bàcc ci game bi haay top 10. This is something special for you. Can I cut music? Find Mike on the beat.
Yema niggas kaja ram na rap Bakal ndëpp kari ñu ndëpp si Beneen jab beneen side rap Xalima xaak talif dëbb si Salama leeg ni ñu naama leen Bane rabe misal mini ñi ma fayul lijjantiw ma leen mere motu boy du teem ma def liggéeyam noo du kiif level li du pen Kaña ne leen buñ ma rap low Taasi yàgga def di su laat ci rhyme buñ ma rap low Tee leen seeni beef fiis bi ñu dale yeeg boobu ramu low Iblis duma rag low duma jaamu low duma ramu low Yeah, get the boys in proud. Manje. Yeah. Judo jigero, yaro jigero, maga jigero, ñun mënu teewul gero, bu ñu rabul ngir gero, ñun mënu xeexul ngir gero, jawbu ngir gero, ñoo nax suñu bopp. Ñun ñoo ñi juddoo ci gero, ñun ñoo ñi yaroo ci gero, ñun ñoo ñi màggee ci gero, ñun mënu rabul ngir gero, ñun mënu xeexul ngir gero, ñun mënu jawbul ngir gero, jawbu ñu gero, ñoo nax suñu bopp. Dudu si màgg si mën nga teg, bul foog ni bokk suñu mën a gëm loolu. ñi nekk ci ginnaaw a jëli pé, bañ a la des si peloton bi xoole suñu sanku. Du fenn fu ñu bind juddu nga si ñàkk, nag ci war a dee, naka sa ceen xelu mu xele ña. What's a bullet to a genie? I'm a genius, can't you see it on your TV? When you see me deep down, you wanna be me. You wanna be me, be me. You wanna be me, don't you? You wanna, hey. Man, what's a bullet to a genie? I'm a genius, can't you see it on your TV? When you see me deep down, you wanna be me. You wanna be me, hey. Talk to me. I'm smoking in the bathroom, what's the program? These bitches waiting for me, that's the program. That pussy with the good shit, so I go ham. White bitches rolling with me, think her name is Sam. Only picky on me, think I'm Killer Cam. She told me coming over, told her bring a camera. She finna flick it out of 44 record. Bokkul ci gétt gi naan ci meew mi diw ci tàggi sa wu ci dekki. Kéwul du tëb doom ja bët man sàcc ma ko dama ko doon te duma ko nëbb ndax du yoon dafa fekk nga gën caa ñaaw soo ko bañee li nga doon maa ngi tudd coy ma siré bàyyi ko kër coy ma saari siré di sët ci bàyyi gawle coy ma siré bu rëbee ma lekk ndax man ci ween laa ko nampee ci ni ma ko maam daan nettalee dañ ma daan boot di rëbbi bi ma am juróom ñaari at la maam gawle coy ma siré jël suma ñaari wéyjur suuli takkal ma ngalam tàggat ma ci waañam ba noppi def ma waayam gune gi saaga na moroomu ndayam ndax dafa yar moom dafa réew ki di lëmbe koñ bi saa yu mande ba kenn du fi nelaw moom dafa réew gis naa fi ku poñe baayam bu bëgg ko duma moom dafa réew léegi ku faqati li ñëpp bokk ba ne du ko joxe moom dafa réew na mag ñi dolli yar ci gune yi bant fi mu tooyee nga koy jubbanti gune la benn nga ne ko junni ndekete dafa réew danga xamat tapeti ñooy fëgg dënn ñeme aalu gaaw ci tamit dëmm bu ñëpp di muslu sa jëmm after Rwanda mooy fëq sa ndënd rek xamee woon ndox mu neex ak sënga ku dul nangu dégg moo fi gën a dëng ñàkk ndoxu bët ñeme ton mag bu sàgganoo sax mu ne du sëgg làq sa doom wuli doomu jàmbur li xam nga du yoon danga dof bay saaga waate Rwanda wal danga bëgg rap te doo ma conseillé ignorant nga yow conseillé ay xare juddu fu conseillé big up Papis Diagne sombre conseillé zo mooy indi lu 10 rap Galsen ñëpp naan yaa quoi de neuf toujours lu neuf lay teg si table bi primaire la mokkal samay table de neuf gàccu fees yi lay seewal jaar seen tour mel nii géwal su ma jëlee 2 ba 3 bul tiit daa fekk ma dàq pee bi nii léwal
surprise wax ma combien fils na ko am lu muy jaay ma le bon coin fii soin intensif si rap c'est compréhensible ay cere ñoo ko wër mel ni rond point 6 solay tic tic attaque samay tic ay atu di tico tac la tac les statistiques yi tactique tiki taka toggal teg ay ticket de yàq sama der boo nekkoon tico tatu dama miser si talent yaakaaruma publicité ak bralon ni nga gisee rappeur yu ma mun noonu la wagee jawaay di gis ak dragon tëj leen seen gat bañ ma tuudu seen son et je préviens comme ça rappeurs yi bugguñ ma man tamit bugguma leen et c'est très bien comme ça allo fils temps yi talo pis ku bi gàttam mujje alos pis ku glajo dala sa sarab ndey ku glajo dala sa damay am soo sa tuuru bàyyi si sa acte de naissance fooy jaar ba suul ma jour bu may bàyyi rap mooy sa date de naissance loo ci leen bismillah jàmbala tago nañu mbaan jaay tago ti mbaan jaay jabandi babila jabane bala jabandi babila jabane bala jabandi babila jabane bala jabandi babila jabane bala che kule che kofisa langa kaka silanga che kule che kofisa langa kaka silanga tago nambar jay tago ti nambar jay ndongo di may lenge ma bakk ci rundek baay xatandiku kala may wolof big up buur ba jolof Sarenzo pakoti ak MC yàlla Viera ak Las MC rap baba du bam nga dem ardo bu jinne bëgge Dakar ku yëg daanu ku rap ci xare li mu jin xeb ko da ngay xaru duñu tegul tey sa fan ñu leb ko bu bëgge sa xami suñu lañ di nga bekkoor nangu dafa jël cëru bañ suukaru koor daan dox ko ngir freestyle te ye mic ñame naaj fos bëre daan ñibi jël seen kaañ ñibi du man rek dëkk fi ñuy këfe saak firi tabax kër étage building defe sens ci biir ran jibi gën a cap diri génn pap minis fuck underground bitches choléra bitches doomeram bitches joxe taat pour siiw da ngeen saxay laaf bitchi bitches ku la ne damay rap pour fii dama laaj iri cucu snap ñaa wala kuku snap city man may pakoti yéenay samay plastique yi may président FIFA yéenay orekaaf bitches jàngal sa papa sa maam balaa ma sax si kim gis ma may wekkanteeg mbaam maa yem ak mbaam kiif kiif tal sa jëmm saw sa ruu ba asamaan si xiin kaay ma may la revanche jox la sa 10e chance ci biir yenn say ma kamp lépp noppi bàyyi la si biir li may togg su ñoree nga xam ne may bandi piir coow ji bul jàppee ma dof bu dee mooy li dalal sa xel ma doon sa ngaaka ba am li ma bëgg bu yaboon nañ ma jeel xam nga ca dafa neex jigéen pexe kon wéro yow bandi nga may jaay dangay jéem ma longo gis ma tey ne dang ma nopp ma rey nga foog ne dal nga ci fawee ma moo la tax a jóg waaye dadoo ko defati ma ay ci góor bu gëmul dara teg si bëgg ma fa way dam lay xool ti la reen naan la baby yaa fi ne naan la amoo morom benn nga fi sama gloria ma génn joni joni cop sa wari toog di xaar yaa bañal loolu yéen a ma ko gën a xam seen émission Zulu Nation la woon Wiz Ya Hamboy Jack Jam sur la RTS 2 su ngeen ñu bëggee kepp dee leen ko seetaan envoyé leen ñu ay mail seen suggestion yëpp dañ koy tenir en compte Zulu Nation MEO. This is something special for you. Zulu Nation, Zulu Nation, Zulu Nation, Zulu Nation, Zulu Nation, Zulu Nation.
Nation.